ay baadoolo lañu. baadoolo nag xamul yeelaa. ñun ñëpp ay sénégalais lañu. Macky Sall gënta nekk sénégalais kenn. lii moo ñuy identifier que ne ay sénégalais lañu. lii moo ñuy identifier na ay sénégalais lañu. Macky Sall laa bëgg mu gis lii xam ne gënuñoo nekk sénégalais ci lii. bu ko weesoo gënuñu juddu, gënuñu ndey, gënuñu bàyyi, ëpp fi xam-xam. loolu Macky Sall il faut mu xam ko fu mu mënti ne ci àddina bi. du njiit Macky Sall. il faut que waa sénégalais yi ñëpp Sénégal nit ñi dem ba assimiler ngeen xam ne Macky Sall du njiitu réew. du njiitu réew, matul njiit. ndax képp koo xamante ne bii jiite sa askan moo la ñor nekk ci avion yi di wëndeelu du sa cër. seetlu leen Macky Sall bi mu faloo ak léegi ci juróom-ñaari at yi ak léegi nii ñaata yoon la Macky Sall di wër di wëndeelu ak avion Sénégal di voyager ci loo xam ne amul benn njariñ. seetlu leen Macky Sall ñaata at a ngi nii Macky Sall di jël avion Sénégal. seetlu leen Macky Sall ci weer wii ak weer wii ñu génn ñaata yoon la avion Sénégal génn réew mi ci voyage yoo xam ne amul benn njariñ, amul benn justificatif. kañ lay génn daal saa bu sentiree ne réew mi dinañ manifester, saa bu sentiree ne réew mi daal coow dana am mu daal di daw jël jabar ji daal di génn daw dem yoonam. kooku du njiit. kooku du njiit parce que amul fit. du njiit amul fit. Macky Sall yorul fit. Macky Sall mësta assister benn manifestation fii ci Sénégal. vous pensez que loolu ñenn ñi dañu jàpp ne il fait du je m'en foutisme. déedéet ku amul fit ab ragal mooy def loolu. loolu il faut déjà ñu xam ko, ñu xam ne ñun kii ñu dénk suñuy lenge ab ragal la. seetlu leen yéen Macky Sall kañ la mas a fekkee manifestation ci Sénégal wala kañ la mas a fekkee coow. saa bu ñëwee rek mu jël avion Sénégal dem. waaw kooku bu Sénégal doon tàkk tey wala muy nit ñi di dee wala keneen ñëw di ñu rey kooku moo ñuy sauver. kon kii matul njiit. man boog matuma njiit. man matuma njiit ci texte nag ak ci loi bu ko neexee na jiite Sénégal mais man de du sama njiit ndax matuma njiit. maa ngi leen di ziar yéen ñëpp ci vendredi bi, yéen ñi may nuyu ñëpp. xaj na explication yi damay bañ mu interféré ak nuyoo bi mais yéen ñi may nuyu yëpp maa leen di gis, maa ngi leen di ziar di leen ndokkeel ci àjjuma ji. Tëg Live ñu ngi lay bëggee. Sabi Ndiaye ak Serigne Mbaye yéen ñi nekk si bunt bi nii. Macky Sall laa leen wax matul njiit te du njiit. koo xam ne dangaa forcer ay élection jaay nit ñu doole pour waaf ci réew mi avec la complicité de l'Occident. loolu mooy juróomi ati Macky Sall yi. loolu na ko Sénégal yépp xam, assimilé ko. forcer sa réew jaay leen doole génne sa armée teg ak complicité wu Occident. loolu mooy 5 ans yi Macky Sall yi, mais du njiitu Sénégal. man du sama njiit, man Assane Sylla sama baat ci kaw. Macky Sall du sama njiit, basé wuma ci moom. ndax njiit bi ma yaakaar man bu sa réew dee manifester dëkk bi di manifester tension nar a am ci réew mi soo naroon a voyager sax da ngay toog. man su ma doon jiite Sénégal am menace am tey ay manifestation yu fi war a am, man damay toog ba déglu sama askan li leen naqari lan la. mais saa bu sa askan jógee war a wane lu leen naqari nga daw ak sa jaboot. saa bu sa askan génnee war a manifester nga daw ak sa njaboot. kooku du njiit. ñi ko def njiit nag di ko déglu ñooñu rek ñoom ñoo tardeel seen bopp ak di tardeel Sénégal. li ci des ma bëgg ko wax mooy préfet bi ak stratégie bi ñu def tey ngir contrecarrer manifestation bii nga xam ne moom la gaañ yi bëgg a def. c'est pas élégant. préfet bi dafa war a xam ne bu Macky Sall wàccoon tey keneen day ñëw
il faut que préfet yi ñu jàngal leen comme ni ñu koy waxee magistrat yi ñoom it nañ leen jàngal éthique nañ leen xamal ne ñoom ndawi Sénégal lañ duñ ndawu président bi. nommé la warul tax ngay doon un préfet partisan un préfet de l'APR le préfet de Dakar ah lu mu wone ci lii mooy wone ne moom préfet wu APR la. mooy lan stratégie bu baax lañ monté stratégie bu baax mooy lan gaa ñi de ñi ngi waaj a manifester te manifestation wu tey bi nar naa doon manifestation multitudinaire man dina nekk tey manifestation bu ngand ndax enseignants yi la ñoo ànd ak waa aar lu ñu bokk ak ñëpp ñoo war a manifester tey kon nañu fexe ba mu capoter. nan la ñuy fexe ba mu capoter mooy jeunesse su APR ñu ne leen yéen tamit déposer leen demande de manifestation bu demande yi baree ma annuler yépp loolu mooy stratégie bi loolu kese la te sénégalais yi xam nañ ko mënuñ ñoo nax utiliser jeunesse su APR en bouclier ça c'est irresponsable d'utiliser des jeunes inconscients inconsciemment ñoom li ñuy def xamuñ ci dara et ils sont inconscients insouciants jeunesse su APR ñu leen di utiliser di leen wax ne def leen demande seen manifestation boobu ñu doon programmer dara ñoru leen ci jeunesse boobu ñu naan dañuy jéem manifester nangam sangam manifestation bi dara ñoru leen ci dañ leen koo def loo pour contrecarrer manifestation bu rëy bii nga xam ne enseignants yi ak aar lu ñu bokk préparé woon nañ ko ba war koo def. lii nag ñaari mbir rek moo ko mën a faj mën nañoo jël acte parce que bu ngeen déggee da ngeen di dégg ñoom sax pour wan leen ne dara ñoru leen ci nous prenons acte de la décision du préfet ñoom yàkkanti woon nañ préfet ne annulé nañ marche bi ñoom ñu ne nous prenons acte. kon bu bii di ñëwaatee ñoom it ñu ñëwaat pour wax ne ñoom aussi dañuy manifester pour préfet tere yépp c'est une stratégie. maa ngi wax waa aar lu ñu bokk nag ak enseignants yi ne leen bu ngeen bëggee génn leen manifester ndax seen droit la ñii li ñu def xam nañ ko xam nañ ne ñoo ko tey xam nañ ne ñoo ko ci jublu xam nañ ne dañoo monter ay groupe jeunes ne leen bind leen yéen ne da ngeen di manifester tamit même jour bi pour créer tension pour préfet annuler lépp su ngeen bëggee manifester yéen enseignants yi génn leen ngeen manifester seen droit la génn leen ngeen xeex ndax lii lépp stratégie d'intimidation la stratégie pour nappe la. su fekkente ne bii nag dañoo jàpp ne stratégie bi ñu utiliser tey pour tere marche bi moom mooy tax lii nga xam ne moom lañ bëgg a xam ci pétrole bi leer dañuy nax seen bopp préfet bi day nax boppam Macky Sall ci boppam day nax boppam ndax mënuñoo fexe ba milliards yi Sénégal yi ñu sàcc ci pétrole bi luubal ko nit ñi duñ ko wax mënuñ ci dara 400 000 Sénégalais yi saa bu ñu génnee nit ñi dinañ leen ko laaj. saa bu Aliou Sall génne ci mbedd mi laaj leen ko seeni 400 000 ndax moo jaay Sénégal Aliou Sall moo toroxal Sénégal ànd koog magam loolu mënuñu ci dara mënuñu tere sénégalais yi wax ko ñoo luubal alalu réew mi njombe yi fi ne ci réew mi ñoom ñoo ko fi indi mënuñu tere sénégalais yi wax ko moo xam ajjuma ji ñu jéem a nasaxal ajjuma yeneen a ngi fi ajjuma bii di ñëw a ngi fi ba ca toppa ngi ci su laajee implication opposition bi dañ ciy impliqué wu ñu def grève générale ndax réew mi ci toroxal réew mi ci la Macky Sall miy jëm mook rakkam Aliou Sall Macky Sall ak Aliou Sall ñoom ñooy la honte du Sénégal Macky Sall ak Aliou Sall ñooy sama honte man fu ma génn ci mbedd mi j'ai honte de Macky Sall j'ai honte de Aliou Sall parce que ñoom ñoo dilapidé les ressources naturelles du Sénégal akimoo ko ñoo ko akimoo waaye nag Khalifa Sall wax na leen ko de nee na leen ëllëg du añ du reer waaye lu mat a sedd la baati wolof la ëllëg du añ du reer waaye lu mat a sedd la
ale boo gis am na retour Macky Sall na ko xam te jàpp naa ne xam na ko fekkee doomu Fatick gi muy wax ne moom la xam na moom ne ale boo gis am na retour doomi jàmbur yi mënoo leen a jàpp toroxal leen nii yàlla di la seetaan de dañ lay fay sa bor ba wis la moo tax maa ngi encouragé sénégalais yi nekk ci diaspora bi dem leen tribunal européen bu Strasbourg ngeen porté fa plainte Macky Sall ak Aliou Sall pour détournement de deniers publics ak haute trahison ak détournement des ressources naturelles de notre pays maa ngi leen di ñaan yéen plateforme boobu demoon organisation mondiale du commerce bu ngeen jógee ci organisation mondiale du commerce dem leen tribunalu Strasbourg mooy tribunalu Union européenne mi ngi Strasbourg yéen ñi nekk France xam ngeen Strasbourg dem leen foofu ngeen déposer fa seen plainte boo xam ne Macky Sall ci boppam ngeen di wax ak Aly Ngouille Ndiaye ak Aliou Sall ak Franck Timis ñoo dilapidé ressources naturelles yi Sénégal dañoo soxla ku ñu ci defal enquête jox leen ay preuve am ngeen preuve yu doy li BBC wax preuve la Abdoul Mbaye ancien premier ministre li mu wax preuve la ministre de l'énergie de l'époque Thierno Alassane li mu wax preuve la livre Ousmane Sonko preuve la parce que c'est un député à l'Assemblée nationale du Sénégal preuve yi bari nañu waa BP rencontre bi ñu am ak état du Sénégal ba nangu ne fay nañ Franck Timis 30% yi mu dese woon preuve la yooyu yëpp nañ ko boole ñu dem tribunalu Strasbourg ñu porter leen plainte porté nañ plainte États-Unis porté leen plainte Angleterre Grande-Bretagne ba nga xam ne àddina bi danañ xam ne ñii ay tojaangekat lañu dañoo toje alalu Sénégal dañ koo pasaree dañ koo paacoo ci ay pots de vin Sénégal gépp ñoo ko war a xam seen àddina bi ñoo war a xam ne njiitu réewu Sénégal moog rakkam ak Franck Timis dugg nañ ci luubal alalu Sénégal gépp a ko war a xam as àddina bépp a ko war a xam du gàcce de dénoncé Macky Sall bitim réew du gàcce dénoncé leen ko bitim réew dem leen tribunalu Strasbourg ngeen dénoncé ko pétrole bi li ci ne lépp a leer soxlawul benn enquête dañ koo luubal 30% yi desoon naka li leen di won ne Franck Timis ab jaam la li leen di won ne Franck Timis nit ku bon la li leen di won ne Franck Timis nit ku iñaan la li leen di won ne Aliou Sall complice su Franck Timis la te ku soxore réewam la Aliou Sall ku bañ Sénégal la Aliou Sall laa leen wax ku bañ Sénégal la yow ñi ngi leen accuser ne da ngeen a détourné ay milliards am ay pots de vin ci transaction pétrolière coow lu rëy am ci Sénégal ngeen di profité 30% yi desoon ngeen ne nañ gaaw jaay ko mu génn suñuy loxo balaa ñuy njaay mi di yàqu mi ngi mel ni ku sàccoon dara ku génnoon tey sàcc ay poti meew bi nga sàccee poti meew yi ñu gis ne poti meew yi nga sàcc nga gis ne jàpp nañ jël nañ 60 poti meew ya 30 poti meew yi nga dese nga ne naa gaaw écoulé ko léegi balaa ñu may gis loolu la Aliou Sall def ak Franck Timis Aliou Sall loolu la def ak Franck Timis laa wax 90 poti meew ñu sàcc ko 90 poti meew lañ sàcc 60 poti meew yi ñu jaay ko benn bitig léegi ñu yëg ne jaay nañ 60 poti meew yi benn bitig nit ñi dem di lijjanti loola poti meew yooyu ñu jaay ci bitig bi yeneen 30 poti meew yi mu dese woon mu gaaw ko wanteer loolu la def loolu mooy li xew nii ci pétrole bi 90% lañ amoon jaay 60% yi Cosmos xaalis bi ci Cosmos fay ba tey kenn mun laa wax fii la jaar am nañ sañ-sañu laaj ko 60% la njëkk a jaay Cosmos liñ jaayee Cosmos ana xaalis boobu kenn gisu ko léegi mu pare ci loolu ñuy lijjanti coowal Cosmos fay na lempo fayul lempo Ousmane Sonko di wax fee ñu dàq nañ Sonko Idrissa wax fee Abdou Mbaye nit ñi di lijjanti loolu ñu ne nañ gaaw
30% yi ñu dese woon nañ gaaw jallax ko ci lañ gaaw jaay ko BP 250 millions de dollars. 30% yi ñu dese woon ci digg coow li ci digg njombe lii coowu pétrole bii ci digg coow li nga xamante ne bii kenn waratu fi woon a def benn njaay ci diggante boobu ci la Frank Timis profito jaayaat BP 30% yi mu dese woon 250 millions de dollars mooy 140 milliards de francs CFA. 140 milliards de francs CFA moom lañ mujjee jaay fan yii te kenn gisul xaalis boobu anam. waa Sénégal ñun ndax dañoo war a toog lii di sunu ndono lii di sunu avenir lii du mbirum politique. il faut ngeen xam ne lii du mbirum politique avenir u Sénégal moo gàccu ci lii moo nekk en jeu. avenir u Sénégal nekk en jeu mooy lan mooy benn famille ressources naturelles yi Sénégal yi ñu tong-tong ko dans 5 ans ñoom ñu génn dem seen yoon bàyyee ñu ñun sunu toroxtaange loolu la Sénégalais yi di kaas. waa 90% yi nga xamante ne bii moom lañ jox Frank Timis ak Aliou Sall ñu jaay ko am ci ay milliards ana milliards yi fu mu jaar ana milliards yi. dañoo nekk nit ñu jub dañoo nekk nit ñu dëgg waay nañ ñu leeral ana milliards yi. ana 60% yi ñu jaayee Cosmos ana 30% yi ñu jaayee BP muy 90% ana milliards yooyu fan la jaar kan moo ko récupéré transaction financière bi ñaata la ci Sénégal am loi de finances rectificative ban la jaare ba dugg ci trésor public. moom Aliou Sall en tant que personne physique ndax def na déclaration d'impôt ndax moom $25,000 yi mu doon fayeeku ci Frank Timis 140 millions yi nga xamante ne bi muy $250,000 yooyu El Hadj Kassé wax te ndax ko ndax fay na ci l'impôt moom Aliou Sall. Aliou Sall na leen génneel bulletin déclaration impôt moom en tant que personne physique maire de Dakar maire de Guédiawaye président association des maires directeur u caisse de dépôt et de consignation actionnaire Sahel Aviation actionnaire Banque de Dakar loolu yëpp Aliou Sall na leen génneel fiche d'impôt maanaam société yooyu yëpp mu nekk ak foofu mu nekk actionnaire ak liggéey bi muy liggéey ñu koy fay par weer na leen won moom relation yu mu fayee l'impôt ci loolu lépp du leen ko won. du ngeen mës a gis Aliou Sall génne fiche d'impôt bu wane ne fay na impôt ci milliards yi dugg ci moom ak xaalis bu bari bi dugg ci moom yëpp mu déclaré ci lenn wala mu fay ci l'impôt. mais lii la nit ñi di wax dafa jaaduwul. gëm na ñoom weddi nañ li ñuy wax boo waxee nag ñuy nab li ñuy wax ni xamuñ ci pétrole bi dara dañuy inventé di wax xamuñu dara ci pétrole bi ñun soxlawu ñoo xam ci pétrole bi ma waxaat leen ko. Macky Sall yaag say mbokk xamuñu ñun jéemuñoo xam pétrole bi ndax baax na ak baaxut. contrat yi ñu signé te jaay ko te xaalis dugg ci te muy alali Sénégal loolu lañ leen di laaj. contrat yi nga xamante ne bi signé nañ ko lañ wax te ay milliards dugg ci te gisuñu ko ñun loolu la ñuy laaj anamu ak ku ko jël. mais buñ génnee télé bi rek xam nga lu ñuy wax seen discours lan la ñiy wax ñu ñëpp xamuñ ci pétrole bi xam nga pétrole c'est sérieux naa féq ak ab kat boo ko xoolee da nga koy xamee. xool leen ci télé bi rek ñoom ñooñu ñëpp nekk di défendre tey lii xool leen ci télé bi da ngeen leen di xool ci télé bi ñuy wax ngeen xam ne ñii dañuy fen ay kàccikat lañu ay naam féq lañu. pétrole bi non pétrole bi dafa compliqué réew yi yëpp yi tas yëpp pétrole moo ko tas non c'est que il faut nga am xam-xam où sont les experts en pétrole on s'en fout loolu yëpp ay kàcc la waxuñu dëgg. xaalisu Sénégal bi ñu luubal moom lañ leen di laaj anamu loolu dong lañ leen di laaj. loolu ñuy laaj nag suñu droit la mënuñ ñu koo teree laaj mënuñ ñu koo teree wax mënuñ ñoo teree manifester mënuñ ñoo teree xeex mënuñ ñoo teree génn ëpp ñu xam-xam. au contraire ñii ku leen xool xam ne amuñu xam-xam ñii ku leen xool ni ñuy def xaalis nga xam ne amuñu xam-xam xamuñu dara.
maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar Abdou Ndiassé Cheikh Bamba grand Cheikh Ndiaye Abdou Gaye ñu ngi leen di bëggee yéen ñëpp di leen ziar. Farba Ngom waaye yéen Sénégal ndax mas ngeen a dégg bi ngeen dee nekkee Sénégal ak léegi Farba Ngom dama bëgg ñu yónneel ma ko sama message bii ñu laaj ko ñun biñ dee Sénégal ak léegi mas ngeen a dégg député bu taxaw ne sàcc naa xaalis ba pare ñu bàyyi ko mu nekk député ba pare nekk meeru dëkkam ba tey yéen léegi ndax mas ngeen a gis lu mel nii ndax ñun li ñuy wax dañ koo inventé ndax ñun li ñuy wax dañ koo inventé ndax Sénégal gépp yéen seetaanu leen Farba Ngom taxaw ne man sàcc naa xaalis dama leen di laaj s'il vous plaît Mamor Fall Koumba Ndiaye soxna Mati ndax mas ngeen a dégg yéen ci àddina fu ab député assemblée nationale u Sénégal fii ak nekk meeru dëkkam xawma ban dëkk ci Fuuta taxaw ne man sàcc naa ci Aïssatou Diop Fall ñépp a ko gis kenn du ko weddi kooku tey mi ngi ci mbedd mi di dox yori otoom di wëndeelu dara fekk ko ci waaye léegi nit ñu mel noonu nit ñu bone noonu kasara yu bone noonu am nañ sañ-sañ ci dëkk bi mais ñun amuñu sañ-sañ est-ce que yéen mën ngeen imaginer loolu nit ñu kasaraa noonu nit ñu bone noonu ñemee taxaw ne sàcc naa alalu Sénégal ci télévision nationale u Sénégal Sénégal gépp di ko gis mu ñemee taxaw ne sàcc naa alali réew mi kooku mi ngi ci mbedd mi di doxi ay soxlaam ñun ñi taxaw naan dañoo bëgg ñu leeral ñu sunu alal ak suñu koom-koom ñu ne ñu du ngeen ko fi waxee kon réew mi bu tàkkee Macky Sall la lii di yoot Sénégal ak ñoom ñu koy wax naan réew mi dafa mën a tàkk réew mi bu tàkkee na ngeen xam ne c'est la responsabilité de Macky Sall su réew mi amee coow c'est la responsabilité de Macky Sall s'il y a mort d'homme dans ce pays ci coow lii c'est la responsabilité de Macky Sall gis ngeen Pala Mbeng démb gis ngeen Pala Mbeng lan la wax mbokk yi nee na Cheikh Kanté def na njublan goo xam ne mat na 17 milliards ci port bi laataa mu fay jóge nee na moom am na preuve Pala Mbeng nee na 17 milliards Cheikh Kanté luubal na ko ci 7TV te moom nee na am na preuve moom Pala Mbeng waaye yéen li ngeen di gis ci Sénégal lépp mu bari ba bëgg a dee ci ay tooxi doona yoo xam ne ay doomi aadama ñoo ko def fii ngeen gis OFNAC def rapport ci Cheikh Oumar Anne l'actuel ministre de l'enseignement supérieur jox ko procureur ñu koy fàtte ci tiroir yi ngeen gis scandalu Siré Dia ca poste bàyyi fa trou 108 milliards ba tey nit ñi di ko topp ngeen gis trou Mame Mbaye Niang Prodac 29 milliards ñu koy jiiñante mook Amadou Ba ngeen seetaan ko yéen Amadou Ba di wax Mame Mbaye Niang di wax ku ci nekk sa jeunesse di wax ñu koy jiiñante 29 milliards ngeen dégg fi scandalu Big Togo 12 milliards yoo xamante ne bi dañ koo dédommagé koo xamante ne bi liggéeyu ko ngeen dégg fi scandalu arène nationale ñu ne leen 32 milliards lañ ko defaree te bu ngeen demee ca buntu arène nationale don de la Chine ngeen di gis ñu bind ko fa dem leen arène nationale don de la Chine ngeen di gis ñu bind ko fa te nee nañu 32 milliards lañ ko defaree ay Sénégal lii kenn inventé wu ko lii man inventé wu ma ko mbokk yi su ma ko inventé woon man xanaa dem naa kaso xanaa man li may wax nii su ma taxawoon di ko wax tem doon ay invention tem doon lu ma fent xanaa man damay dem ci kaso bi mais lii ma leen wax nii yëpp c'est des faits réels yoo xamante ne bi moo am mais les faits réels yoo xam ne moo am sénégalais yëpp teg ci seen bët ba pare kenn du ko wax ci ban réew la ñu nekk mbokk yi ñun Macky Sall juruñu te ñaanuma yàlla mu jur ma ñaanuma yàlla bokk ak Macky Sall dara ndax man sama der bi leneen laa ci bëgg lu dul lii sama avenir bi leneen laa ci bëgg lu dul lii bugguma bokk ci boobu famille man yàlla na ma yàlla musal ci boobu famille bugguma cee bokk
bugguma ci ba alhamdulilahi rabbil alamin bi nga xamee ne que ni bokkuma ci famille boobu nga xam ne fii ba téeméeri at l'histoire retiendra que famille bi ñoo dilapidé ressources naturelles yu Sénégal mënul leen ko dindi. mbokk yi nañu yee sénégalais yi génn leen ci àll bi ñu yee sunu mbokk yi nañu yee sunu waajur yi yéen ñi ci diaspora bi yee leen seen mbokk yi ngir yàlla yee leen nit ñi ñu ngi leen di toroxal seen réew ñu ngi toroxal sunu réew di nu toroxal ñun sunu xol yi day dagg ndax li nga xam jàng ko jaar ci gis ko yéen ñi nekk bitim réew waaye xam ngeen ne Sénégal ni muy doxe jaaduwul xam ngeen ko. Mame Mor Fall député bu taxaw ne sàcc naa xaalisu Sénégal mi ngi ci mbedd mii di dox fii Sénégal nice Farba Ngom nice good fine Ibrahima yow bëgguma laa tudd Farba Ngom sàcc naa xaalisu Sénégal fii rek la ba di yam di dox ci mbedd mi nice dara fekkul la ci député kooku est-ce que kooku député du peuple la ab député du peuple war naa ñemee taxaw ne sàcc naa alalu Sénégal ñu lay bàyyi ngay doxi say soxla yow. waaye nag bu ñuy tudd 6000 milliards juróom benn junni milliards waa BP weddi wuñu lool de est-ce que xam ngeen ko waa BP weddi wuñ ko de dañ ne xaalis bi moo bari ndax xaalis boobu bala ñoo xam ñaata la il faut pétrole bi génn bañ mën ko convertir en dollars loolu moo tax avancé wuñ ci chiffres yi waaye weddi wuñu wax ji de loolu na ngeen ko xam yéen tamit Mamor Aziz Abdoulaye Cissé El Hadj Malick Faye soxna Mati Thioune jàllaleel leen ma message bi waa Sénégal nañ xam ne BP 6000 milliards yooyu ñu wax lañ ne chiffre bi xamuñu ñaata la waaye wax jooju am na de lu am la 1% yi nga xam ne moom la Frank Timis laaj ne bu pétrole bi génnee bërigo bu ne am naa ci nangam loolu am na ñaata la moom la waa BP wax ne mënuñu koo xam ndax xamaguñu ñaata la ñuy génne ci pétrole bi ak buñ ko génnee ci pétrole bi jamono jooju ñaata lay jar ndax pétrole bi prix bi day yéeg a ko wàcc foofu lañ toll loolu tamit na ngeen ko xam kon ça veut dire que ni 6000 milliards yi mën na koo yées comme mën na koo ëpp kon mën naa nekk 4000 milliards bu fekkee selon pétrole bi prix bi nga xam ne moom lañ am wala mën naa nekk 10 000 milliards mais ñun fan lañ jëm ak ñii mbokk yi Frank Timis war nañ koo jox sunu milliards yu toll nii ab trafiquant de drogue ab chef de bandit ab bandi boo xamante ne bi dañ koy wër àddina sépp di ko wër di ko daw yow nga jël milliards non seulement jox ko récépissé bu mu jaayee ay contrat denc ci ay milliards lu tolloog 270 milliards xamaguñu fu mu ne lu tolloog 270 milliards xamaguñu fu mu nekk mooy li nga xam ne moom lañ jaayee licence bi waaye lañ signé ak BP nga xamante ne bi bëri ko pétrole bu génn nangam la war a doon loolu mën naa nekk 4000 milliards comme mën naa nekk 10 000 milliards ndax BP nee na prix boobu munu cee avancé di wax benn chiffre ndaxte xamagul dollar bi jamono jooja pétrole bi di génn ñaata lay jar ñii duñu rus sax ndax da ngeen a dégg boobaak léegi Moustapha Niass wax ci ubbi ci gémmiñam du ci wax ndax boobaak léegi dégg ngeen Moustapha Niass ubbi gémmiñam ci lii ñi xam ñëpp ndax dégg ngeen leen ñu wax ci dañoo rus amuñu lu ñuy wax ndax dégg ngeen Alioune Badara Cissé le médiateur de la République ndax dégg ngeen ko mu wax ci lii gars yi seetlu leen ñi ciy wax mooy les pauvres types là nga xam ne seen ceeb lu ñu añee la ñuy wër ces pauvres types là ci mbedd mi ay Yakham Mbaye ak ay Latif Coulibaly ak ay Seydou Guèye ces gens là nga xamante ne bi c'est des chasseurs de primes lu ñu am la ñuy ut ak teraangay àddina ñoo ne di ngal-ngali nii du ubbi seen làmmiñ di wax mais ndax dégg ngeen Moustapha Niass ubbeegun gémmiñam ci lii ndax dégg ngeen Ousmane Tanor Dieng ubbeegun gémmiñam ci lii ndax dégg ngeen Aminata Tall ubbeegum gémmiñam ci lii ndax dégg ngeen sax Mimi Touré ubbi gémmiñam ci lii seetlu leen ndax dégg gis ngeen Alioune Badara Cissé ubbi gémmiñam ci lii Moustapha Cissé Lo waxam ju bari ji yëpp ndax gis ngeen ko mu ubbi gémmiñam ci lii lu bari gisu leen ko
ñan ngeen di dégg ñuy wax ay bojo rek ñu bees ñi ay Birame Faye ku ñu nommé directeur ku bees ay directeur en plus de cela ay directeur u ASP. mais comment se fait-il que les directeurs d'agence de sécurité xawma de proximité di dem ci télévision bi di défendre ay nguur comment se fait-il ñooñu rek ngeen di dégg ñuy wax ñuñ fal booy yu bees yi les jeunes ñoom ñooy taxaw di contester mais gisuleen benn homme d'état bu mag boo xam ne mi ngi sax ci Benno Bokk Yaakaar googu seen Macky 2012 googu seen ñu baree ba déggu leen Landing Savané déggu leen ñi leen di jàppale ñëpp déggu leen sax Jean-Paul Diaz bàyyi Barthélemy Diaz mu ubbi gémmiñam wax dañoo rus parce que xam nañ ne ñii dañoo def ay tojaanga yu rëy entre frères ak Franck Timis doon caxate Sénégal bëgg a créer dynastie xam ngeen luñ ci jublu dynastie boo xam ne fii léegi téeméeri at même buñ jógee ci réew mi seen tur day des ndax ay milliardaires la ñuy doon sur le dos des Sénégalais. sur le dos des Sénégalais fii ak 50 ans fii ak 100 ans ngay dégg dynastie Faye Sall ndax milliards yu ñu tojee ci suñu pétrole. loolu la ñuy ut loolu nag ñun waruñu leen ko may. nañu résilier contrat yi nañu nangu contrat yi suñ ñu jaayee doole billaahi bu ñu wàccee danañu nangu contrat yi te danañu dugg kaso munuñ ci dara. non c'est que nii naa affaire yi non déedéet Karim Wade dafa dugg kaso de Khalifa Sall dafa dugg kaso Mbaye Touré dafa dugg kaso ñi dugg kaso ay doomi Sénégal lañ am nday am baay yor jabar yor ay doom ñu dugal leen kaso toroxal leen bëccëgu ndara kam. kon ñoom nañ waajal nañ préparer seeni bagages waajal te xam ne kenn du éliminer CREI yi kenn du éliminer OFNAC tant que atte wuñ leen ci ñoom. dinañ fi teg CREI yi ak OFNAC atte leen ci ñoom ba pare door a woote nag référendum pour éliminer ñaari loi yooyu nga xam ne Macky Sall daf ko fay tegoon rek ngir toroxal ay doomu Sénégal. yéen sénégalais yi lii nga xam ne moom la ñuy teg nattu bii jàppe leen ko nattu 5 ans la nañ ko xeex nag bu kenn toog bu kenn tàyyi sans répit. Macky Sall juróomi atam yi waru cee noppaliku wan ci fitna lay nekk ba nim fiy jógee bu soobee yàlla parce que dafa wor Sénégal dafa toroxal sénégalais yi jàpp ay doomi Sénégal yàq seen der toroxal leen jàpp baayam boo xamante ne bii mi ngi meloon ni Ablaye Wade toroxal ko bëccëgu ndara kam. yéen waa Sénégal li xew ci réew mi bari na. Ahmed Aïdara wax na ba sonn Pape Alé Niang wax na ba sonn Pape Djibril Fall mi ngi wax donte jàkkaarloo dañ koo def ngir jéem a créer loo xamante ne lu ñuy wax temporiser. dañuy jël benn opposant wala benn kii teg ko fa pour wane ne ñi ngi dëgëral affaire yi alors que dëgëruñu c'est de la manigance. man su ma doon Pape Djibril du ma toog foofu télévision bi ne day censurer Clédor El Hadj Ndiaye na xam ne kenn faalewu ko. El Hadj Ndiaye amul sañ-sañu censurer kenn télévision publique la doomu Sénégal bu ne yéen a ngi am subvention wu Sénégal yéen a ngi lekk xaalisu réew mi yow El Hadj Ndiaye sa télé boobu ku ne am na ci sañ-sañoo wax. ndax service public la d'abord avant mu nekk service privé. kon di censurer Clédor naan Clédor seen wërta wax ak du wax fii ak du wax faa un criminel du wax kan mooy criminel. kan mooy criminel ñi ngeen di jox seen antenne yi. Cheikh Yérim Seck moo gën Clédor dañ koo jiiñ rey ñu tëj ko ñu génne ko Cheikh Yérim Seck violé ñu tëj ko 3 ans et demi tey moom mooy doon le grand consultant tey de la TFM kooku modèle la moom it kooku modèle la ndax Me El Hadji Diouf mi yoroon làmmiñam mosuñ ko fee condamné fii ñaata nit lañ fi condamné ci ñii tey yor seen làmmiñ tey ne ci nguur gi tey di wax
ñaata nit lañ fi condamné seetlu leen. ñan la ñuy jël modèle kon ñoom Sénégal ay tojemaan ay Serigne Mbacké Ndiaye ah Pape Samba Mboup ay Farba Senghor ak Farba Ngom ñooñu ñooy modèle yi ci Sénégal duñu ay modèle ñooñu duñu ay modèle. yéen waa Sénégal jël leen seen réew ngeen nanguwaat ko téyel ko seen bopp. jël leen seen réew ngeen nangu ko ngeen téye ko ci seen loxo. ñun ñëpp ci réew mi leen dëkk. man mii di wax nii dama ci am wàll rek mais man ak yéen a ci yem. kon ñun ñëpp a war a xeex lii ñun ñëpp a war a xeex inégalité yi nekk ci Sénégal. réew moo xam ne amul justice. réew moo xam ne corruption baa ngi fii balle. comme des champignons ay scandale de corruption comme des champignons jamais égalés dans ce pays. nguuru Macky Sall li ñu def ci ay tojaange ci ay njombe corruption mësta am ci histoire du Sénégal. scandalu 6 000 milliards c'est la première fois ngeen di ko dégg. Karim Wade mi fi ëpp luñ ko jàppe de ci nguuru Ablaye Wade 138 milliards lañ ko jàppe 138 milliards moom lañ jàppe Karim Wade. yow rakku président ñu lay toppe 6 000 milliards Aliou Sall na xam ne muy dund mu dee mu guddi mu naaj mu tàng mu sedd suñuy 6 000 milliards Aliou Sall dana ko génne dana ko goqi mook Frank Timis. fu ñu mënte nekk ci àdduna dinañ leen traqué danañ leen jàpp danañ goqi suñuy 6 000 milliards. maa ngi ñaan nag activistes yi liveurs yi journalistes d'investigation yi aar lu ñu bokk Y'en a marre personne lambda yi nañ leen boole suñuy doole ngir jële fi Macky Sall ñoo ko ëpp doole. stratégie kese la stratégie kese la ma ne opposition bi société civile bi activistes yi nga xam ne moo xam ay COS M23 ay Y'en a marre ay aar lu ñu bokk yéen ñi nga xam ne yéenay liveurs yi ci réseaux sociaux yi ak population Sénégal bi ci diaspora bi bu ñu lëkkaloowee Macky Sall doy ñum ngalax ndiko dañ ko fiy jëlee nañu moytu rek ñu leen di jaxase di leen boole ci seen biir waaye bés bu ñu demee ba ànd ñun ñëpp ba lëkkaloo ba defub dànk Macky Sall du yeggale mandat bi ndax tojaange yi yegg na fépp internationaliser leen affaire bi Amérique Grande-Bretagne ak France fépp fuñ fa jaar muy ministre ku mu mënti doon génn leen ngeen manifester topp leen yuuxoo leen ne leen ay sàcc yëpp yuuxoo leen sàcceey fii mën nañ leen a jaay doole réew mi ndax ñoo yor justice ñoo yor police ñoo yor gendarmerie ñoo yor armée te ñooñu lu leen wax ñu def waaye fuñ leen fekk bitim réew xëpp leen leenum ndox toj leen ay nen ci seen kaw yuuxoo leen sàcceey ndax ay sàcc yu mag lañ c'est des voleurs ñoom ñëpp c'est des voleurs képp koo xam ne am nga lool naqari nag am nga sañ-sañu génn wax ko diine ji nag ak kilifa diine yi à chaque fois bu njombe amee ñu si bari dañuy noppi dañuy waaf waaye jamono ji kenn wërta noppi du ñun ñii du opposition bi du kilifa diine yi kenn waru cee noppi ci njombe lii ndax avenir u Sénégal ressources naturelles yi Sénégal teraangay Sénégal moom la ñuy caxatee ci benn famille ak seeni complice kon nañ leen yóbbu message bi nañ leen tasaare message bi bu kenn daw wax ji bu ko kenn ragal ay non pétrole bi est-ce que ay wax rek la ak non du ay wax de pétrole bi liñ ciy wax du ay wax
du ay invention du ay caaxaan ñii dañoo toje suñ alal dañ koo toje kon nañ leen leeral askan wi bañ xam ne dañ koo toje nañ leen leeral askan wi lii Farba Ngom wax barki démb ne man sàcc naa ay pot de vin sàcc naa nañ leen leeral askan wi barki démb Njaay Pala Mbeng lii mu wax ci 17 milliards yi Necotrans nañ leen leeral askan wi ne Seynabou Ndiaye Diakhaté bu OFNAC xamal na procureur ne ko jox naa la 19 dossiers defoo ci dara te dossier bu ci nekk rek jar na instruction kon li Macky Sall la waxoon ne dossier yu bari maa ci teg sama conc kon dëgg la kon la responsabilité mooy Macky Sall encore une fois moo mérité wul jiite Sénégal réew mi nga xamante ne bi forcé nga jaay nit ñi doole nit ñi bàyyi la seetaan la xanaa xamul leen ne li leen rusloo loolu la dañoo yaakaaroon ne nit ñi dañuy génn taxaw ci mbedd mi di rayanteeg ñoom loolu lañu yaakaaroon dañoo yaakaaroon ne ñun dañuy génn ci mbedd mi di ko defanteeg ñoom ci élection présidentielle mais ñu bàyyee leen ko bàyyee gi ñu leen ko bàyyee moo tax ci seen put gi ba tey seen xol yi di dagg ndax kenn faalewu leen ngañaay loo xam ne da nga koo forcé kenn faalewu la kenn lijjantiwu la kenn toppatoowu la su doonte dañuy taal réew mi élection présidentielle lañ koy taal nañ bàyyi seen kàcc yi te leeral alalu askan bi bàyyi leen seen kàcc yi ak wax lu dul dëgg te leeral alalu askan wi bu doon dañuy taal Sénégal élection présidentielle yi ñu forcé ci lañ koy taal te kenn taalu ko kon réew mi kenn taalu ko kenn xeexu fi kenn rayantewu fi xam ngeen luñ bëgg mu leer mooy lan milliards yi Sénégal yii ñu pasare ci pétrole bi jox ko ab jàmbur ab délinquant économique ab bandi ab sàcc boo xamante ne bi àddina bépp xam nañ ne sàcc la nga jël ay milliards yi Sénégal jox ko mel ni moom ndayam moo gën a liggéey sunu ndey loolu la ñu d'accordul te loolu la ñuy dénoncé loolu lañ bëgg mu leer mais xuloowuñu xeexuñu lii rek laa bëggoon a wax tey ak yéen di wax ne ñëpp nañ jàpp fi ñu jàpp mooy dëgg sosuñu fenuñu nekkuñ ci ay caaxaan fi ñu jàpp mooy dëgg mooy alali Sénégal di ngeen cee am wàll yéen waa diaspora bi ñii bu ñu pasalee alalu réew mi yéen diaspora bi naka ngeen di ñibbisee naka ngeen di amee suuf naka ngeen di mën a investir yéen waa diaspora bi ñii bu ngeen xoolee bañ pasaree alalu Sénégal dem seen yoon di ngeen bëgg a ñibbisi mu tëleen moo tax xeex bi seen xeex la yéen d'abord man maa ngi yéen a bokk fu ñu nekk xam naa li ñuy daj ngir am ab dërëm yéen waa diaspora bi xam naa li ngeen di daj ngir am dara xam naa li ngeen di daj ngir yónnee seen waa kër yi plus de 1 million de sénégalais kenn ku ci nekk gën gaa néew mi ngi yónnee 20 000 gën gaa néew yéen waa diaspora bi yéen laa wax bu ngeen seetaanee laa wax ba ñii pasare alalu Sénégal di ngeen gën a yàgg ci diaspora bi kon xeex bi seen xeex la d'abord fan lay tàmbalee ci kër yi lay tàmbalee informer leen seen waa kër yi ñu xam ne ñii dañoo sàcc alali Sénégal ba bu nit ñi ñëwee di leen informer ñu ubbil leen xam génn leen def ay plateforme dem tribunal Strasbourg porter plainte Macky Sall ak Franck Timis ak Aliou Sall ci détournement ndax dañoo sàcc alali réew mi ndax ressource naturelle li réew mi la ñu pasaree baraade ko dëgg nag mënta feeñ ci tribunal bii tribunalu Sénégal bii dëgg mënu fi feeñ de ndax tribunal boo xamante ne bii ki ñu war a àtte moo ko yilif dëgg mënu faa feeñ il faut ngeen xam loolu yéen tamit dañ koy def nag pour la forme ngir bañ ñu ne ñoom da jaaruñ ci yoon waaye xam nañ ne dëgg mënu faa feeñ xam nañ ko de tribunalu Sénégal yi dëgg mënu fee feeñ de mais mënuñoo ñàkk a def loolu ndax procédure la te boo jaarul ci procédure bi day am lu ñu la wax moo waral ñoom Abdoul Mbaye ak ñii ñëpp dem maa ngi ñaan sax Ousmane Sonko bu mënee dem dig na dem dig joxe élément yi mu yor ngir ñu ne rek amoon nañ volonté wu leeral ñëw nañ leen mais xam nañ ne dëgg du fi jibe dëgg xam nga fu muy jibe Angleterre Grande-Bretagne ak États-Unis ñooñu bu seen enquête pare moom dëgg dana fa feeñ ndax ñooñu yabuñ seen waa réew
ñooñu yabuñ seen waa réew. ñun nag dañ ñoo yab ndax dañ ñoo def ay jaam, dañ ñoo def ay nit ñu xamul dara, dañ ñoo def nit ñoo xam ne yeewuñu, wala dañ ñoo def nit ñoo xamante ne bii ñun seen ay jaam lan ba saa su leen neexee rek ñu toroxal ñu jël tubaab bi respecté ko. bu ngeen xoolee ñoom tubaab bi lañ gën a respecté que seen waa réew. Macky Sall tubaab bi la gën a faale ko waa Sénégal. Macky Sall tubaab bi la gën a jox cër ko waa Sénégal. xool leen ressources naturelles yi li ñu jox total ñaar fukki bloc nga joxe ko. xool leen ressources naturelles yu Sénégal yi niñ ko dilapidé. xool leen or bi lan la leen ci Macky Sall mën a leeralal. ñaata or mooy génn ci Sénégal, ñaata ci zircon mooy génn ci Sénégal, ñaata ci phosphate mooy génn ci Sénégal, ñaata ci fer mooy génn ci Sénégal, ñaata ci pétrole bi ak gaz bi moo nar a génn ci Sénégal. te lii lépp Macky Sall leeralu leen ci dara. jàppe ñu ñun ay bàyyi ma di leeral tubaab yi, bu demee di sëkk ci tubaab yi ak a ñaan ci tubaab yi. tubaab yi du ñoom ñoo yor sunu réew mi. Sénégal dafa mas a am ay bañkat, même buñ leen rayee dañoo bañ ba dee. fàttaliku leen jigéeni Saint-Louis ya, fàttaliku leen talaatay ndeer, fàttaliku leen jigéen ñi nga xam ne dañ leen a bëggoon a teg inégalité, ñu dajaloo seen bopp ci seenam néeg taal seen bopp. ñooñu loolu signal la. fàttaliku leen ñoom Lat Joor ak ñi nga xam ne dañoo xeex bañ ray leen ndax ay gor lañu. fàttaliku leen sunu kilifa diine yi nga xam ne dañoo jàmmaarloo ak ñoom ci réew mi. kon Sénégal du réewu jaam. nit ku ñuul nag ku bokk ak yow der moom mooy transformé wu yor der bu ñuul bëgg laa def yow jaam. te buñ ko doon seet ci ay maam ñu ci bari ci ñooñu tey di wër di ngandul li ñuy tey yori ndomb ay jaam lan woon. ñun duñ jaamu kenn. Macky Sall mën da fexe bañ jaamu ko, mën da fexe bañ jaamu ko. xolam moo nar a dagg rek. Sénégal nag jiite ko jël lenga yi yilif lépp di def lu la neex yomb na de, waaye sa bor mi ngi ñëw de. fay bor atte bor fay te Macky Sall dina fay bor bi. foofu laay jeexale mbokk yi. Macky Sall dina fay bor bi. yéen waa aar lu ñu bokk yi maa ngi leen di ñaan Sénégal gépp décentraliser leen ko. ñoo ngi leen di ñaan ngeen décentraliser aar lu ñu bokk yi ba Sénégal gépp di manifester tous les vendredis. na am ay sénégalais yu am Pastef noonu nañ doon 20 personnes 30 personnes nañ am Pastef rek. tous les vendredis nañu manifester fii ba Macky Sall di wàcc. buñ ko may dara. yéen fonctionnaires yi, yéen jàngalekat yi, yéen ñi nekk ci secteur santé, yéen magistrats yi, yéen ñi nekk ci ministères yi ci gouvernement bi di fi liggéey di ay fonctionnaires te Sénégal di leen fay. sàmm leen seen ngor, génn leen dénoncer leen njombe yi, ànd leen ak seen famille. venez rejoindre vos frères. yéen ñi ci administration bi laa wax, yéen gendarme yi, police, gendarmerie, armée, ñun li ñuy xeex yéen lañ koy xeexal. bàyyi leen sénégalais yi ngeen di toroxal. ñun li ñuy xeex yéen police, armée ak gendarmerie xam nañ ne fayuñu leen dara, yéen la ñuy xeexal. kon jàppale leen seen mbokk yi. na am ay résistance ci biir police bi, na am ay fronde ci armée bi. yéen armée bi ana capitaine Dièye génn leen. yéen réservistes yi génn leen, yéen ñi nekk ci armée bi ngeen créer fronde, ngeen taxaw lu dul dëgg du dëgg ñu xeex ko. réew yépp am révolution. réew bu fi amul révolution doo mas a dem ndax dañ lay jàpp jaam. France gii tey Macky Sall di roy di leen sukkal ak araamal 1789 révolution moo fa am plus de 1 million de morts. bañ ca jógee ci la dëkk bi door a baax. gis ngeen Rwanda tey bu ñuy tagg Paul Kagame ak lépp plus de 1 million de morts. am réew bu amul révolution du jag. gis ngeen Côte d'Ivoire gii 10 ans de guerre xeex Gbagbo ndax d'accord gum d'accordoon ci ñu génn ci franc CFA bi ak xeex gum doon xeex nekk gum nekk panafricaniste moo tax ñu xeex Laurent Gbagbo.
président africain boo ci gis ñu di ko xeex rek bañkat la. président africain yi yor ay lex nag doon ay jaam ñooñu dong la tubaab yi di raay. président africain bu ngeen fi gis tubaab yi di ko raay rek xam leen ne ab jaam la yoorkati lex la, day yoori lex bu demee ci tubaab yi day babi por favor. da ngay ruus yow boo nekk africain génn bitim réew da ngay ruus boo xoolee say président nit ñi yapparee ci ginnaaw tubaab yi da ngay ruus yow da ngay am kersa. dañ leen di ñaawal di leen ree. lii rekk la am nañ lu ñu naqar yi nag ci suñu réew amaguñu suñu président mais nañuy seet rek ginnaaw yegsi nañ ba ci niveau bii ba sénégalais yépp yeewu léegi ba kenn mënatu leen a nax ba ko fi sàcc ñu lijjanti ko ba képp ku jël alal réew mi ñu xam ne yaa ko jël dinañu am léegi président bu baax léegi ñu am président bu baax. waat googu ñuy wax ci kaamil bi seetaat leen ko seetlu leen ko ma jox leen scoop bi seetlu leen ko man seetlu naa ko gaañee li ñuy wax bu leen ko dàq de. Aliou Sall bi muy waat xam nga par exemple su fekkente ne bi da ngaa bëgg a waat ci kaamil jëlal kaamil bi nga teg ko nii nga ne maa ngi waat ci kaamil lépp di feeñ. na ngeen déglu bu baax li ma leen di wax s'il vous plaît fii laay jeexale mais prêtez attention s'il vous plaît. te su ma leen waxee ba pare na ngeen dem ngeen seetiwaat vidéo bi Aliou Sall doon waate ngeen vérifier li ma leen wax. bu ngeen seetloo benn canal moo fa nekkoon mooy Dakar Actu loolu rek war naa tax ngeen am xel ñaar lan moo waral woowuñu journaliste yépp benn groupe journaliste lañ invité muy Dakar Actu. bi muy waat seetlu leen ko Aliou Sall wane nañ ko nii comme ni ngeen may gisee nii sama jëmm man yépp nii ak sama loxo nii. ci kaamil bi supposons lii di kaamil bi wane nañ ko nii bi muy nuyoo di wax asalaamaaleykum ak di wax ak nit ñi ak di commencer wax mais bi mu demee ba war a waat rek da ngay gis lii rek moo feeñ gisu leen fenn foo xam ne bi mu naan maa ngi waat ci Sénégal gisu leen ñu wane kaamil bi. kon bu ko neexee mu daal di def nii yéen waa Sénégal damaa ñëwoon ngir waxtaan ak yéen li nga xamante ne bii ñi ngi ma koy jiiñ. waaye maa ngi waat ci kaamil bii tey ne lii ñu may jiiñ defuma ko musuma lekk lii wax ba jeexal ngeen gis loxo bi tege ci kaamil bi depuis le début muy wax ba fi mu fayee loolu bu ngeen ko gisee ngeen mën ko gëm mais gisu leen ko de dem leen ngeen vérifier ji lu dul bi muy nuyoo rek ngeen gis loxo bi nii teg ci kaamil bi en direct lu dul loolu moitié yaram ngeen gis muy wax ngeen di dégg foofu la nax yi nekk. foofu la tromperie yi nekk ci waat bi dem leen ngeen vérifier jiwaat ko ngeen visualiser ko à part rek benn groupe de presse fa nekkoon mooy Dakar Actu mais seetlu leen li ma leen wax. ma répété waat ko ma ne leen maa ngi nii di waat maa ngi nii en direct n'est-ce pas maa ngi nii en live su fekkee damay waat ci kaamil baa ngi nii sama loxo fii mu tege ba wax ji jeex waaye su may waat mais lii dafa war a feeñ kaamil bi dafa war a feeñ. ma taxaw ne yéen waa Sénégal lii ñu may jiiñ man Aliou Sall maa ngi nii kaamil baa ngi nii maa ngi koy waat sama loxo ngi nii ci kawam maa ngi waat billaahi wallahi wa taalaahi li ñu may jiiñ defuma ko ngeen di gis kaamil bi ngeen di ko gis waaye bu ngeen seetloo vidéo bi nii rek la def asalaamaaleykum yéen waa Sénégal maa ngi leen di nuyu di wax nag sama naqar ci li ñu may jiiñ nangam ak i nangam wante door a ñëw ne nii maa ngi waat ci yàlla ne nangam ak i nangam ndax da ngeen a gis kaamil bi gisu leen kaamil bi foofu la tromperie yi nekkee jeex leen loolu ma leen wax s'il vous plaît voilà one love jërë ngeen jëf lii rek lañ ñëwoon tey pour entretenir ci ak yéen pour waxtaane ko ak yéen di wax ne marché bi coup monté la moo xam ne moom la gouvernement bi teg pour capoter ko mooy monter ay booy APR pour wax leen ne dem leen yéen tamit ngeen ne dañuy marche pour préfet boole tere lépp loolu lañ si jublu woon waaye mënuñu tere sénégalais yi marche mënuñu tere sénégalais yi laaj seen ndono mënuñu tere sénégalais yi laaj ne pétrole bi xaalis biñ ci luubal na leer
mënuñu tere sénégalais yi xam ne article 8 constitution bi moo ñu may sañ-sañ ñu génn wax lu ñu naqari moo ñu may sañ-sañ ñu manifester moo ñu may sañ-sañ ñu sitting loolu Macky Sall ak ka ko mag ak ka ko suut ak ka ko suutaat mënu koo dindi. Sénégal dootu dellu ginnaaw mënu ci dara c'est fini. waaw one love jërë ngeen jëf ñu ngi leen di jox rendez-vous incha allah ba fan yi lii rek moom lañ fi indi woon tey di leen wax ne en tant que sénégalais suñu cër la suñu devoir la ñu taxaw défendre suñu réew. man damaa am baat ci réew mi di acteur ñu jox ma ndomba tànk ma dem élection ay sénégalais tabb ma nekk njaareem fii di leen représenter damaa am sañ-sañu wax ku mu naqari na nga dee dugg ci suuf si. lu ne nag maa ngi koy dégg dafa soxor dafa iñaan ay famille ma ngi ci biir gouvernement bi ay mbokk ma ngi ci biir gouvernement bi et après soxorewuma kenn li ma nekk di xeex maa ngi koy xeex depuis booba xaw mu ñu Macky Sall maa ngi moom daje nañ PDS ay militant PDS lañ woon Macky Sall kon man li may xeex yàgg naa koo xeex booba sama famille nekkul ci nguur kon sama fuu ci loolu ñooñu nañ défendre seen bopp. man li may défendre mooy réew mi xam ne ki ko yore mënu koo yor ay waxam wérul ay waxam jubul wax na waxeet waxeet Macky Sall ay waxam wérul ay waxam jubul jëruta rey sa doom wax na waxeet du njiit matul njiit wax nañ leen ko ba tàyyi lii rekk la waaw one love jërëjëf yal na leen yàlla defal tawféex yal na leen yàlla defal jàmm defal leen indépendance intellectuelle defal leen indépendance économique yal na leen yàlla defal indépendance économique defal leen indépendance intellectuelle. Indépendance intellectuelle mooy tax nga am sañ-sañu wax nga am sañ-sañu défendre say idée te doo ragal dara. Indépendance économique mooy mën a tax nga am sañ-sañu dund sa dund te doo ragal ginnaaw kenn doo maral taat kenn li ngay wax dëgg rek nga ciy wax ak yàlla ak sa gëm-gëm. kon nag yàlla nañu yàlla defal indépendance su xel ak indépendance su koom-koom mooy tax kenn du la noot nga moom sa bopp saa su ne. moom sa bopp dafa neex de moom sa bopp dafa neex bu ngeen xoolee ñi nekk ci opposition bi moom seen bopp ni ñuy waxee bokkut ak ñii na ci nguur gi nga xam ne dañuy topp ci yappari ci Macky Sall ndax moo yor ceeb bi ñuy añee moo ko yore moo tax ñuy topp ca lu mu wax ñu ne waaw gëmuñu yàlla seetuñu yàlla xaalis